asalaamaaleykum mbokk yi dal leen ak jàmm fii ci Sekhawgui TV ñu dellu jaajëfal leen bu baax a baax ci topp gi ak safoo gi saa su nekk suñu ay programme dellu ñaanal Cheikh Mouhamadoul Mountakha mu yàgg fi loolu te ànd ak wér bi jaay Cheikhul Khadim ak mbooleem kilifa diine kilifa aada ñu dellu si waat fas yéene ànd ak yéen université Cheikh Ahmadou Bamba bu Touba ëmplewu leen ni ñi nga xam ne ñoo di waa daayira Hizbut Tarqiyyah dañ leen faa sasoon benn bâtiment boo xam ne ñu ngi ko duppee woon kër xasida yi tey ji nag ñu doon amal assemblée générale bi foofee ca kër ga waaye itam foofee ca université ba ngir rek nemmeeku waaye itam yaatal waaye itam waxtaan bu baax a baax ci liggéey bi fa mu toll ci liggéey bi nga xam si ni ñoom sumb nañ ko waaye itam ñoom sasoo nañ ko mu di kër xasida yi foofee ci université Cheikh Ahmadou Bamba danañ ko ànd ak ñoom foofee nga xam ne ni foofu lañ doon amale programme bi suñu ndaw yi nga xam ne teewaloon nañu fa waaye itam waxtaan nañoo ki nga xam ne moo di El Malick Kane moom mi nga xam ne moo yor programme liggéey boobee moom moo jiite liggéey ba El Malick Kane nag waxtaan na leeral na bu baax a baax programme yi fan la toll ak itam li nga xam ne jot nañ ko ci investir depuis ba mu commencé ba tey ak itam programme yi capacité bi nga xam ne am na ko moom El Malick Kane danañu ànd itam ak ki nga xamante ni moo di secrétaire général bu Hizbut Tarqiyyah moom itam yëkkati na ay kaddu ci mbooloo mi nga xam si ni ñoo nekkoon foofu noonu ci Hizbut Tarqiyyah waaye itam leeral na bu baax a baax Hizbut Tarqiyyah ak na muy doxee dañuy dellu foofee nga xam si ni moo di ci université Cheikh Ahmadou Bamba Mouhamadou Diagne demoon na fa tàllal na micro ki nga xam si moo di El Malick Kane ñu teewlu ko. donc kon biñ jógee ci fi nga xamante ni mooy premier étage bi ñoo ngi nekk ci deuxième étage bi nga xamante ni moom lañ nekk di teg li nga xamante ni mooy plancher bu mujj bi muy dal bu mujj bi ci bâtiment bi donc ñu gis ne lu ëpp genn wàll gi teg nañ ko ba noppi mu dese ñu daanaka buñ doon wax ne téeméer la mën nañoo wax ne juróom-ñaar fukk yi teg nañ ko ba noppi mu dese ñu daanaka fanweer moo ciy des ci li nga xamante ni loolu la ñu war a teg pour tëj li nga xamante ni mooy dal bi nga xamante ni mooy dalu deuxième bi fi nga xamante ni foofu lañ nekk ni tam tim ñu donc loolu moo ci desoon. Voilà, peut-être une dernière question. Est-ce qu'on peut savoir le niveau d'exécution global des travaux? Bon, au niveau d'exécution donc des travaux, je dirais plutôt au point de vue au niveau du gros œuvre, nous en sommes presque à 80% de réalisation. Parce que là, après ce dernier plancher donc du deuxième, il ne nous restera que les coupoles à faire. Donc quasiment le gros œuvre est pratiquement terminé, à part ces coupoles-là qui nous restent. Et cette coupole centrale. ñu dellu jaajëfal ko bu baax a baax moom mi nga xam ne moo di Mouhamadou Diagne doon taataan kaddu yi nga xam si ni jóge na mu ngi tukkee ci El Malick Kane moom mi nga xam ne moo yor liggéey bi waaye itam projet bi wala programme bi nga xam si ni moom la Hizbut Tarqiyyah sasoo foofee ca kër Serigne Touba gi ca université Cheikh Ahmadou Bamba bi ñu dippee fa benn bâtiment boo xam ñoo ngi ko duppee kër xasida yi ñu jaajëfal ko bu baax a baax moom El Malick Kane waaye itam jaajëfal bu baax a baax Mouhamed Diagne ba tey ci micro Mouhamed Diagne Mouhamadou Mourtada Sey moom mi nga xam ne moo di secrétaire général bu daayira Hizbut Tarqiyyah moom itam yëkkati na ay kaddu ñaax mbokki taalibe yi waaye itam yëkkati na ay kaddu leeral bu baax a baax programme yi ci nga xam ne Hizbut Tarqiyyah ci la nekk waaye itam leeral bu baax a baax liggéey bi nga xam ne moom la lay Serigne Mountakha sas wala itam liggéey bi nga xam ne ñoom sasoon nañ ko fii ci université Cheikh Ahmadou Bamba muy këru xaside yi ñu doon amal assemblée générale bi ni ki tey jii nag moom Mouhamadou Mourtada Sey secrétaire général bu Hizbut Tarqiyyah ñu teewlu ko ci micro Mouhamadou Diagne. waaw Mouhamadou Mourtada Sey laa tudd di secrétaire général Hizbut Tarqiyyah. waaw jërëjëf maa ngi leen bu baax a baax di leen siyaar daja bi de leen rek ko waral mooy ay dongo yoo xam ne Sëñ Tuubaa da leen defal leen jomb ñu daje nag seen ko sant ko wér bu baax a baax sant ko di ko tàllal it suñu loxo ngir mu dolli ñu ndax yàlla sunu moo wax ne ku sant ñu dolli la ñun nag Sëñ Tuubaa dimbali nañu ba mu wóor ne dimbali nañu taxawu nañu ba mu wóor ne taxawu nañu ndax léegi bii ngeen di gis ne buñ ko tàmbalee léegi sëñ naa wax ne si ñaari at la toll waaye ca dimbali yàlla sunu borom yëkkatiku na ba ni sëñ ñu toll foo xam ne nag bëgg nañoo jaajuwaat ngir lépp àgg lépp mat ñu dajee nag sant yàlla sunu borom tàllal ko sunu loxo soññante suñu biir nag ngir kenn ku nekk na nga xam ne fi mu toll dernière ligne droite moom la ñu war a song ngir léegi nga xam ne suñu aatu yàlla na yàlla suñu borom dolli ay leeram te yërëm ko
te jéggal ko moom sëñ Atou la mu waxoon sëñ bi ne ko caabi lañ laa ameel ñu fas yéene nag ànd liggéey loo xam ne mooy tax caabi yi ñu mën ko jëbbal Cheikh Mouhamadou Mountakha loolu nag ab liggéey la moo tax ñu bëgg ànd soññante ci liggéey boobu. waaw dañ si sant bu baax ndax bañ ko tàmbaleeg léegi taxawut benn yoon mosuñoo xëy ne ñu matériel manqué na mosuñoo xëy ne ouvrier amut dara lu ko mos a gàllankoor amut màggal sax dañuy liggéey ba 15 safar 16 safar ñu taxaw màggal ba noppi woyaat suñu liggéey ba tey jii gis ngeen ñu ngi def assemblée générale gars yi doon liggéey ba biig ci timis ñu arrêté ngir ñu def suñu assemblée générale bi suñu paree ñu wëyal kon liggéey boobu mi ngi avancé bu baax a baax sous-sol la rez-de-chaussée premier étage deuxième étage loolu pare na moom la ñu teg fi ñu toll nii dal alvéolaire yi su paree dal compression la ñuy teg daañu teg coupole gros œuvre yi jeex ñu song deuxième seconde œuvre yi ak li nga xamante ne mooy liggéey finition bi kon foofu lañ toll loolu nag am ci yaakaar bu baax a baax ndax seen toit mi ñu dimbale woon démb ak barki démb moo fi nekk tey jii ñu yaakaar ndimbalam ak yërmandeem ak tawfeex. waaw kaddu soññe de xanaa li mu ko mën a jëmee rek mooy ci wàllu suñu mbokk yi ñu bokk Hizbut Tarqiyyah ndax xam nga Cheikh Mouhamadou Mountakha Mbacké dafa woote ab liggéey du woote liggéey ba pare ñun tamit ñu woote ab liggéey déedéet ñun kon membre Hizbut Tarqiyyah dañ sañ a woo ñu ñëw ànd ci loolu nag mooy nañ jaajuwaat kenn ku nekk dañ xam ne suñu tax mooy wax ne ku ma defal loo man ma defal loo mënut ku ma defal loo mënut ma defal la jomb kon nag nañ def yitte ju kawe ak pas bu kawe ñi nga xamante ne ay mbokk lañ ak ay xarit ak ay am di jàmm ak ay partenaire ñi nga xam ne ñoom suñu leen woowul sax ñoom ñoo ñëw ànd ak ñun ñooñu wax dëgg yàlla bari nañ lool xam ne seen bopp lool ñoom tamit fañ daa jaar rek bay indi seen contribution xam nañ ko suñu fi ñëwee rek xam ne jekk nañ ngir ànd ak ñoom liggéey. Voilà, nous avons organisé cette rencontre aujourd'hui pour deux raisons. La première raison, c'est de rendre grâce à Dieu, notre Seigneur, qui nous a assistés durant tous les travaux de construction de cet édifice que vous voyez. Il nous a assistés manifestement et secrètement. Alors nous lui devons un tribut d'action de grâce, sincère. Mais c'est lui, Allah, notre Seigneur, qui a dit également que si vous êtes reconnaissant, j'augmenterai mes bienfaits à votre endroit. Donc, nous nous attendons à cette augmentation de bienfaits à notre endroit, car nous en avons besoin. Nous avons besoin pour achever ces travaux. Et des travaux qui ont été bien commencés, qui se poursuivent, qui n'ont jamais connu d'interruption. Donc, nous avons convié tous les membres pour qu'ils viennent, afin que nous fassions un état des lieux, un bilan d'étape, pour encore nous préparer à mieux sauter, pour enfin achever cette phase finale des travaux. Oui, pour l'avancement des travaux, il faut dire que nous sommes en phase de finalisation de gros œuvres. Et nous avons terminé avec le sous-sol, avec l'auditorium, avec la suite du Khalif. Nous avons terminé le rez-de-chaussée, le premier étage, le second étage. Actuellement, nous sommes en train de poser les dalles alvéolaires du second étage. Ensuite, il y aura la dalle de compression et les coupoles. Ainsi, on terminera les gros œuvres. Maintenant, la place sera laissée au second œuvre et aux travaux de finition. Donc c'est là où nous sommes et c'est la deuxième étape. Donc nous remobiliser, nous exhorter mutuellement pour que chacun revienne encore dans la dépense de biens de sa personne, pour que nous puissions achever cette œuvre monumentale. Merci. ñu dellu jaajëfal ko bu baax a baax moom Mouhamadou Diagne ba tey ci kàddu yooyu nga xam ne Mouhamadou Mourtada Sy yëkkati na ko moom mi nga xam ne moo di secrétaire général bu Hizbut Tarqiyyah ñu jaajëfal ko bu baax a baax moom itam El Malick Kane moom mi nga xam ne moo yor liggéey ba jaajëfal Mouhamed Diagne waaye itam jaajëfal bu baax a baax Mouhamadane mi nga xam ne moom la àndaloon ci caméra bi dellu jaajëfal leen bu baax a baax yéen ñi nga xam ne yéen a ñuy topp saa su nekk fii ci Sekhawgui TV di ñaan suñu borom boole ñu defal jàmm ak Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu